Salam alaikum chers internautes de Halima TV. Bienvenue dans l'acte 2 de votre émission Démonstration Dakar-Ville-Sale. Alors démonstration Dakar-Ville-Sale ñu ngi ci continuité bi comme ni ñu ko defoon premier numéro bi ñu jotoon a am ay retours quand même yu positifs. Aujourd'hui nous sommes dans la commune de Yoff et plus précisément à Ouest Foire. Ouest Foire nag dafa mel ni quartier bu problématique la c'est un quartier à problématique et je suis en compagnie de l'infatigable délégué de quartier monsieur Moustapha Niang. Donc daf ñu indi ci benn coin boo xamante ne que dafa spécifique coin boo xamante ne que dafa spécial boo leen xoolee en tout cas environnement bi nu mu mel da ngeen di yaakaar ne vous êtes à Mbeubeuss mais détrompez-vous chers internautes vous n'êtes pas à Mbeubeuss nous sommes bel et bien à Ouest Foire comme ni ma ko waxee léegi. Donc je suis avec monsieur le délégué de quartier monsieur Moustapha Niang délégué ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Tidiane waa Halima kontaan naa ci yéen parce que gis naa liggéey bi ngeen commencé muy liggéey boo xam ne macha allah xam naa bu ko suñ ministre bi gisee nga xam ne moom lu seet rek la bëgg kon moom dana ci taxaw mooy Fofana parce que gis nañ dëgg yi muy wax ci télé yi bu toogee ñu koy gis li muy wax ci xolam la koy génnee kon xam naa bu ko gisee yéen dana leen woo ngeen bokk liggéey yi yéen ak waa Halima.com parce que li ngeen di def képp ku bëgg lu baax ci réew mi bëgg na ko te moom defe naa ku bëgg lu baax la parce que gis nañ émission yi muy def. D'accord mais délégué avant ñuy commencer man dama lay masaw coono pourquoi parce que tout simplement gis nañu liggéey bi nga xamante ne que da nga koy def chaque fois problème bu mu amee Ouest Foire rek yaa ngi ciy taxaw yaa ngi ciy woo médias yi ñu ñëw nga ànd ak ñoom ngeen dem dénoncer problème yi nga xamante ne dañ ko fiy jànkonteel mais dama la bëgg a laaj est-ce que réellement yow population bi waa Ouest Foire dinañu ànd ak yow ci combat bi nga xamante ne yaa ngi koy mën a ou bien ils sont conscients de la situation qu'ils vivent. waaw am na ci ñoo xam ne ñu bëri ay kilifa yu bëri dañ ciy ànd ak man c'est que dañ dul ñëw ci terrain mais gisuñu leen quand même sur le terrain. waaw c'est que dañ dul ñëw ci terrain bi mais danañ may jàppale ci fi nga xam ne man sama loxo jotu ko ay kilifa yu bëri mais man maay nit koo xam ne seetuma ku ma jàppale ak ku ma jàppalewul damay seet li nga xam ne moo baax ci Sénégal baax ci commune yoo baax ci Ouest Foire surtout ma cité Xandaar parce que du man sama gox dong laay dem di interview Ouest Foire lu fi xew dañ may woo parce que loolu mooy sama jikko dama koy nangu yàlla man la ko nattoo mais lii man du ma ci tàyyi du ma ci bàyyi parce que loo xam ne la maanaam Sénégal gi yëpp ñoo ko bëgg man nag yàlla moo ma séddee loolu ma nangu ko di ko def moo tax du ma tàyyi di dem ci terrain bi du ma tàyyi di bindi kilifa yi leetar du ma tàyyi di wax waaw. D'accord délégué bon tey ñu ngi Ouest Foire n'est-ce pas. waaw mais fan exactement ci Ouest Foire. ñu ngi Ouest Foire cité Xandaar 2. déjà dama lay fàttali. ne ministre bindoon naa ko leetar. yónnee woon na fi ay ndaw. na leen ñu def seen liggéey. mu ñu ñëw ma wax leen situation bi keroog laa leen ko gis dama leen di woo téléphone sax duñ ma jël. mais ministre bi moom yebaloon na fi ay nit ne leen dem leen ngeen xool loolu di délégué di wax te ñëwoon nañ fi. mais délégué fii saleté bi occupation anarchique bi. banditisme bi en plus ah nga ne banditisme ok loolu dinañ ci ñëw mais délégué situation bi yéen naka ngeen koy dundee. métti chaque jour nit ñi ñëw sama kër di ma xas sax man naan ma délégué liggéeyoo fekk ne liggéey na xam nga lii kenn mënu koo gis di ko accepté ci àddina kenn mënta nekk waxuma la door de mbalit mi nga gis nii yow li nga gis ci sa bët Ouest Foire chaque jour ñu toj fi kër buñ leen dàqee fii la ñuy ñëw dugg déjà robinet mooy sàcc yi waaw robinet yi yëpp maanaam comptoir yi yëpp lañ sàccoon dañ doon ko jiin seen eau barki démb lañ jàpp sàcc bi mu ñuy sàcc comptoir bu nekk ñu ngi koy jaayee 5000 waa Foire ñun man maa jàpp sàcc bi man ak ku ñu wax Adama Diop ak Bira yóbbu ko gendarmerie ñu woo gendarmerie ñuy jëw dévéré ko mu ne comptoir bu nekk 5000 la koy jaayee ferraille yi waaw Ouest Foire yi liñ fi jàpp yiñ ci sàcc ci comptoir ëpp na 300 comptoir te waa seen eau lañ ko ji ñoon parce que dañoo yaakaaroon ne dañoo bëgg abonnement yu bees. ok mais est-ce que bon c'est-à-dire quel est le lien ak zone bi ñu nekk nii ndax bu ñu sàccee nga ne insécurité fi sàcc fii la ñu nekkee. waaw bu ñu leen dàqee fii la ñuy dugg. ah fii la ñuy dugg. waaw saa yu ñu dàqee sàcc fële fii lay dugg. fii lay dugg waaw pour mun a rëcc quoi. waaw ok parce que mais on a constaté également que en plus de la saleté. saleté bi quoi en plus de la saleté bi xam nga dafa am problème bu am boo xam ne il faut ñu wax ko ministre bi dégg ko. stade la mu fa defoon ñëpp a ko salué. stade Léopold Sédar Senghor. la mu fa defoon ñëpp a ko salué. waaye bañ fa jógee ko ñun lañ ko xëppal na xam loolu. ah donc ñu jóge stade bi. ñëpp fii lañ ñëw da leen dàqee stade indi leen fii ñu jox leen fii kon loolu defaruñ
dañoo jël bukki suul bukki te loolu baaxul stade lañ def kontaan nañ ci parce que sénégalais lañ parce que bu ñu daan dem ci stade bi di dem di seetaani football daawuñ bëgg a dem léegi bu stade bi ni mel environnement ba baax na trop mais ba mu fa jugee ko ñun lañ ko indil waaw bon léegi est-ce que parce que dama gis aussi borom sareet yi fii la ñuy ñëw këpp seen mbalit quoi fii dépotoir ordure la wala ñoom lu ñu wax ñu ne oto yi mënuñoo dugg ci biir quartier yi mais am na oto yu ndaw am na oto mbalit yu ndaw nañ wut oto mbalit yu ndaw ñu dugg ci biir quartier bi jël mbalit mi mais ñoom dañoo def fii mbëbës di indi mbalit mi di fi sotti te bu fekkoon ne mbalitu Ouest Foire la rek nangu nañ ko mais mbalitu Grand Yoff fii lañ koy xëpp mbalitu Wakaam fii lañ koy xëpp mbalitu nu mu turati Sacré-Cœur fii lañ koy xëpp mbalitu biir Yoff fii lañ koy xëpp fekkoon ñun suñ mbalit la rek benn oto mën na koo jël mais du suñ mbalit mbalitu quartier yëpp li ma la wax ay communes Yoff commune Grand Yoff commune Mermoz ñëpp seen mbalit mi fii lañ koy indi leen li ma ci gën a métti nag mbedd mi lépp daa fees ak mbalit parce que borom tari dañuy daw mbalit mi di tuuru boo leen waxee ñu saaga la ndey ouais ça on l'a constaté déjà boo demee gendarmerie Foire maa ngi sëlee Sankhare sareet yu bëri da leen a nangu ci loolu parce que day dox ci mbedd mi gis benn sareet yu tuur mbalit mu nangu sareet yu bëri foofu Sankhare da leen nangu parce que xam na loolu mais lu tax ñun ñu indil ñu mbëbës bi waaw c'est la question qu'on se pose lu tax ñu indil ñu ko nañ ñu indil oto yi ndaw ñu jël ordre bi parce que ñun mbalitu jàmbur la ñuy indil du mbalitu Ouest Foire de mbalit mi du mbalitu Ouest Foire lu néew la mbalit mi Grand Yoff commune am mbalitam fii lay ñëw Wakaam Mermoz ñëpp biir Yoff ñëpp seen mbalit fii lay ñëw te li ma lay wax boo ko weddee taxawal suba teel ci mbedd mi nga gis sareet yi nga xam ne xam nga li gën a garaaw sax sareet yi autoroute bi lañ koy kii sens interdit la ñuy jël mbalit suba teel boo taxawee ca pont Foire ba sens interdit la borom sareet yi di jël sarte mbalit muy tuuru ba agsi man dèjà sama koñ damaa jël benn nit di ko fay 50 000 par jour par weer sax fur la di ko fay 50 000 par weer mu may baleel mbedd ma ku weddi na ñëw xool ko pour mu may baleel mbedd mi rek parce que chaque jour borom sareet yi dañuy tuur mbalit ba mu fees foofu. bi na nga def. ça va maa ngi leen di fay waa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax. bon tey nag waa Xalima la ñoo leen seet si voilà donc dañu bëggoon a xam yéen situation bi fii naka ngeen koy dundee. waaw situation bi fii mën naa ni situation bu métti la. parce que fii nii nga gis yaa ngi gis camion mbalit yi yaa ngi gis mécanicien yi et tout. donc dend ak muru aéroport bi. donc mën naa ni tey salte bi am fii nii. mën naa ni mbëbës bi tax ñuy wax sax mbëbës dëgg bi fii la nekk. Ouest Foire parce que agression yi ngay gis gars yi di ko def ci biir Ouest Foire bi même ci VDN beeg yëpp. la même chose sàcc yeeg loo mënti gis gars yi suñu ñëwee ba ci fii la ñuy rawee dañuy tëb ba ci mur bi donc fii nii am na secteurs yi nga xamante ni à 90% ñoom ñoo ko defar pour seen dëkkuwaay soo ñëwee doon leen dàq di daw sax foofu la ñuy dem làqatu même ay nit yu leen xam sax dañ leen di protéger parce que ñoo bokk benn circuit bi donc mu doon problème yi nga xamante ni yu intense fii ba pare jaxasoo bi nga xamante ni tey soo fi ñëwoon sax doon def say liggéey mënoo ko def foog nga nekk di négocier foog nga nekk ay jours di ci daw pour mën ko def donc c'est catastrophique donc nag ñuy woote aide yéen nag ñu ngi leen di rafetlu seen liggéey parce que lii nii mën naa ni ci kaw la waroon jugee ñoom ñu ñëw di def genre liggéey yu mel nii mais yéen ñi nga xamante ni yéen a xool xam que ni fii kat y a un problème majeur te lii nii doonul li nga xamante ni dafa war a taxaw mais li nga xamante ni lu war a gaaw la ci régler situation yu mel nii parce que population yi ñu ngi subir à 90% sonn nañ waaw. voilà donc bu ñu la déggee dafa mel ni situation bi fii ni mu mel nii en plus de la saleté donc dem na ba renforcer li nga xamante ne que mooy insécurité bi sàcc yeeg agresseurs yeeg yëpp ñoom bu ñu defee seen toj-toj donc fii la ñuy ñëw nëbbatu. fii la ñuy ñëw laaxatu loolu noonu effectivement loolu moo fi nekk parce que tamit aussi yaa ngi gis en face camion mbalit yi ñu ngi fii nii ak yeneen charrette yi fii la ñuy këppisee seen mbalit yi donc dañuy fay gars yi jël ko yóbbu donc tey jii nii mën naa ni même yi ñuy këpp sax dafay delluwaat resté waat ci terrain bi nekkaat ci mbedd mi nit ñi ñoo koy xeeñcu nit ñi lay delluwaat donc mu doon benn affaire bi nga xamante ni c'est catastrophique agression bi metti na Ouest Foire 24 heures sur 24 léegi gars yi dañuy sàcc rek 24 heures sur 24 dañuy dajji kër yi dañuy def lu nekk donc 24 heures sur 24 une semaine il y a 2 semaines am na benn kër bu ñu daaji fii jël fa ay ordinateur am ak 1 million am donc loolu munoo à chaque jour ngeen di ñuy toog di ko jooy donc nag lii nag c'est le moment
c'est le moment que autorités yi jàppale ñu ci c'est le moment que population yi nag dañoo jooy bay bëgg a dee pour jéem ci autre solution mais nag instant yi nii dañuy ñaan que autorités yi ñu gestu population bi parce que secteur bi doon na secteur bu intense te dangereux na waaw ñu bëgg nag li fi nekk ñoom ñu jug ci jéem a accompagner population bi pour ñu xool na lañ koy régler une bonne fois pour toutes. ok mais ñàkkul aussi mu am ay démarches yu ngeen def pour contacter autorités yi mettre leen au courant de la situation. waaw délégué loolu xam nga délégué moo ko doon gérer à l'avant. Donc il paraît que bind na lettre ministre bi. Fofana donc adressé na ko une lettre donc je ne sais pas encore fan la ñu mujjee ci seen situation yi mais man je me suis dit que ni tey jii nii ñoom lu ñu mënti def te dem di régler ailleurs Dakar mi ngi nii Dakar dafa laaj beneen transformation Dakar dafa laaj beneen image su fekkee ni Dakar nag nii la mel comme mbëbës bi nekk fii nii chef boo nag nañu tiit suñu bopp parce que tey soo demee yeneen capitales yi muy ay Lomé wala yeneen secteurs yi en Afrique lii doo ko fa fekk donc ça veut dire que ni am nañ autorités yi am nañ ci part de responsabilité à 90% parce que lii ñoom lu ñuy seetaan la donc comme ñoom dañ koy seetaan nag te population bi instant yi sonn nañ ñu ngi jooy à 24 heures sur 24 c'est le moment ou jamais pour que lii nii ñu dind ko fi une bonne fois pour toutes et régler la situation de l'insécurité de Ouest Foire et de Dakar aussi ak salte bi fi nekk ak yenn kii yi dëkkuwaay yi nga xamante ne yu anarchique parce que soo xoolee fii yu ci bëri ay dëkkuwaay la yi nga xamante ne yu anarchique da ngay gis ki nga xamante ne day gis canal eau pluviale mu ñëw tabax ci dëkk ci te kenn du ci wax dara da ngay gis ki nga xamante ni ay seen mbaar la ñuy jël dem dëkk ci boole kook seen famille kenn du ci wax dara te képp ki nga xamante ni dafa sàcc wala mu am kenn ku mu agressé su tëbul ci mur bi nekk suñu ginnaaw am na bâtiment yi nga xamante ni dëkkuwaay yooyu ñoom ñoo ko fa def te foofu la ñuy dugg te képp ku leen gis xàmmee leen duñ la boole donc nit ñi sonn nañ donc li fi nekk nag population bi ñoo ko mën a jooy li ci des nag autorités yi ñoo ci mën a def seen liggéey pour que population mën a noppalu yéen nag waa Xalima ñu ngi leen sant di leen gërëm seen liggéey rafet na seen taxawaay bi rafet na ñu ngi leen di remercier ci reportage bi nii ak kii bi ngeen xamante ni yéen koy def pour que population yi mën a gis seen bopp. donc chers internautes ñu ngi toujours dans la même zone dañu def benn déplacement bu ndaw donc ñëw xool aussi ñii nga xamante ne que ñoo fii nekk ci wàllum recyclage bi sëñ bi na ngeen def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. lu ci gën a bari waaw. ok voilà donc yéen li ngeen di def nii lan la recyclage la non. récupération pour liggéey daan suñu doole. man ci lii lay yëngatu depuis ay at daal si ginnaaw. bagage yi lay xëy yor sama weccet. di ci jënd maanaam butel Evian yi. ak canette ak butel verre ay ferraille moom lay jënd di ci jaayaat di ci daan sama doole di ci yor samay njaboot. butel plastique yi ñan nga koy jaayaat. maa ngi leen di jaar ñi nga xamante ne am na ñoo xamante ne dañ koy ñëw di jënd di ko raxasaat di ko solaa ndox am na ñoo xamante ne dañ koy ñëw peese ji ko yóbbu ko usine di ko peesewaat ji ko modification pour affaire matière yi nga xamante ne dañ koy jëfandikoo ci réew mi. ok mais yéen fi ngeen di liggéey nii est-ce que yéen a ngi ci condition d'hygiène yu baax yi maanaam li jëm ci kaaraange nit par rapport ak wér-gu-yaramam. ci sama yaakaar man de bi ma ci tàmbalee liggéey ba léegi gisuguma ci benn jafe-jafe ci sama mais sëñ bi fii mbalit la ba pare man mii di wax ak yow depuis sànq ba léegi maa ngi fi mais j'ai du mal à respirer xet bi du leen déranger. wax dëgg yàlla tàmm nañ man de mii tàmm naa ko léegi dem naa ba dama ko tàmm xaw ma lan la mais léegi dem na ba affaire yi léegi daanaka déranger tuma ci lu bari daal. ok déranger tu lu bari mais fii lu ñu seetlu maanaam mooy li ngeen di def fii nii non seulement que dafay xatal fii mais seetalu ko aussi dafay yokk mbalit mi ak salte bi. lu wér nga wax mais c'est que xam nga rek ñun ci lu ñuy liggéey nii léeg-léeg bagages yi dafa laaj loo xamante ne day déborder maanaam xam nga rek kuy liggéey ci mbalit munoo fexe ba takkale ko ak mbalit bi yeneen kii te amuñu daanaka métier amuñu ko jànguñu fu sori tamit amuñu beneen métier ci lii la ñu mën a yëngatu mën a yor suñu bopp. sànq ba léegi ñu ngi wax ci état bi. waaw ñu ngi wax rek di dénoncer état mais yéen est-ce que yéen a ngi bàyyi xel ci seen responsabilité yéen aussi ci loraange bi nga xamante ne da ngeen di lor ñeneen yi voisins yi nekk fii nii wala. non ci sama yaakaar pour man loruma ci woon kenn de. ci sama loo ci kenn yéen a ngi yokk mbalit mi. non yaakaaruma ko woon.
c'est que pour man lii jàppewu ma ko mbalit xam nga laa ko jàppee sama liggéey la moom lay suturloo moom laa ko jàppee mais jàppewu ma ko mbalit la dafa mën a lor askan bi c'est que man tey loruma lorul samay njaboot c'est que ci lii lay yëngatu di ci jaay da ci yor samay njaboot ñu ciy suturloo di bañ a maanaam bañ a jaal laal ci alali jàmbur bañ ciy sàcc da ci def leneen loolu moo ma ci dugal mais du dara moom laay mooy sama liggéey daal. ok depuis kañ nga nekk ci. bon depuis 2014 ba léegi daal maa ngi ciy yëngatu. yaa 2014 ba léegi. waaw maa ngi ciy nga ñëw Ouest Foire fii. waaw maa ngi ci gis sama bopp nag bu baax a baax maa ngi ci sant yàlla bu baax alhamdulilah. on a entendu le délégué de quartier dégg nañ ko bu baax dégg aussi ñi nga xamante ne que ñoom ñu ngi liggéey si environnement côté bii nii donc ñoom ñëpp wax nañu jox nañ seen xalaat par rapport ak situation bi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre reportage préféré en tout cas, si je puis m'exprimer ainsi, démonstration Dakar Ville Sale. tey nag météo na trop jokku dama la koy wax nooy sax laa lay wax nii mënuma ko